monsieur le Premier ministre ñu wax un peu ci wàllub yoon ak procès Barthélémy Dias maire bu Ndakaaru nekk tête de liste Yewwi Wallu ci Ndakaaru procès tey la woon mais dàq nañ ko ba 21 septembre incha allah lan nga jàpp ni aujourd'hui lan nga gis diggante Barthélémy Dias ak tey jii Macky Sall mi nekk président de la République bu Sénégal parce que procès bi nekk na loo xamante ne ni lu yàgg la tëri na ànd leen pratiquement toute la population ban jàng nga ci am tey jii ginnaaw ñu ko dàqee ba septembre. Baba ca dëgg-dëgg duma ci sori. ndax yëfu justice la mu ngi dox. waaye nag li ma ci sañ a wax rek mooy yàgg na. La justice doit être un peu plus rapide. war na gën a mën a gaaw dafay mel ni maa ngi fàttaliku CREI yi xam nga am na ci ñoo xam ne CREI yi mi ngi leen doon topp. waaye ñuy yéexal juróom-benn weer bu nekk ñu convoqué nga ñëw fekk yaa nga ca opposition waaye bi nga bàyyee opposition dem ca APR wala jege APR ci biir Benno Bokk Yaakaar ci la ñu bàyyi. lu noonu mel nag dañ koy naqarlu ndax ça c'est plus la justice dafay efficace justice du yàkkamti itam waaye mbir maa ngi bëgg a yàgg nag man ci sama xalaat waaye mais gisoo ci benn acte politique par rapport ak procès Barthélémy Dias c'est vraiment xaw ma li ci nekk xaw ma ay preuve du ma avocat. donc côté politique je veux dire est-ce que gisoo ci dara loo xam ne pratiquement yow tey na sa xel ci wàllu politique ki gàllankoor un adversaire politique. wala non moom laa la wax c'est trop lent il faut statuer pourquoi loolu la ñuy xeer benn bon mais xam nga motif yi itam. waaye daal bu doon sama sago. mu gën a gaaw lii. mu gën a gaaw justement par rapport ak 14 morts yi nga xam ne amoon na parce que jot nga ko sànq d'ailleurs sax wax nga ko alerté woon nga mais bon li xew na nit ay nit ñàkk seen bakkan ci événement mars yi jusqu'à présent amagul procès xamaguñu kan moo def wala kan moo deful lan moo ci war présentement parce que nag mbir mi ko ni nga ko xeetam mu ngi bëgg a yàgg. ñu koy naqarlu ndax bakkan ci tuuti te fukk ak ñeenti bakken yu rot ci ay fan yu néew loolu ci kaw manifestant ak balu fetal loolu xam nga kañ la fi gëjoon de ndax mës na fi am waxoon nañ ne enquête dina am ana enquête ci yoon ñetti weer yu nekk procureur war na génn ne enquête bi ñu ngi ci lii ñu ngi ci lii ana enquête loolu bokk na ci recul démocratique absence de justice ndax loolu absence de justice la justice amul. justice nit ku dee. justice amul Sénégal. mais en tout cas. oui ci bii anam moom amul. c'est une grosse défaillance. dañuy wax. lan moo waral défaillance bi selon vous. mais bu ma ko laaj ko ministre de la justice. mais manifestement y a une mauvaise volonté man nit loolu laa jàpp. mauvaise volonté. volonté ci kan ci justice wala. évidemment ci parquet ak ministre de la justice ak Macky Sall ak tout l'exécutif. ñoom bëgguñu mbir mi leer pour yow. bëgguñu mu leer bëgguñu ñu am ay. mais lu tax bëgguñu mu leer monsieur le parce que comme ni nga ko waxee 14 morts la 14 vies benn sax dafa ëpp waxuma la 14 également. waaw man li ma mën mooy. di ko naqarlu. que message fin d'année di ko fàttali. mais loolu mais amul démocratie dëgg boo xam ne lu ni mel mën na am. mais foo teg ni ñoom bëgguñu mu leer monsieur le premier ministre fan nga teg loolu on parle de mort 14 yu. non mais c'est on parle de la même chose. oui ñu wax ñu ngi ànd ci. mais non mais lu tax nga ne c'est inadmissible. lu tax nga ne bëgguñu mu leer man moo ma jaaxal. mais bëgguñu mu leer mais bu ñu bëggoon mu leer kon leer na bal rey na ko. nga def étude balistique. fan la woon reconstitution kan moo jàkkaarloo xale yi bi ñuy tiire maa ngi fàttaliku sax am na koo xam ne gis nañu xaw ma ndax vidéo ba la woon waaye loolu yëpp ay pièces la am alkaati bu taxaw toog ajusté tiré xale ba daanu mais loolu yëpp y a des éléments
waaye nañu xam ne enquête ngi daw ñu ñuy xamal enquête bi fi mu toll. kon ministre de la justice dafa war a génn wax ci. xamuñu ndax enquête am na nee nañu rek ñu ngi enquête. oui xamuñu ndax enquête am na ba. d'accord oui. xamuñu enquête bi ndax mi ngi progressé mi ngi jëm kanam. mais li ma la ci mën a tegal mooy ñii fas ñu yéene dëgg génn. kon da nga jàpp ni ministre de la justice war na génn wax ak sénégalais yi sur ce dossier. La responsabilité du président de la République est engagée sur ce dossier. donc ndax moom moo war a assurer la protection de tous les Sénégalais. muy ndaw muy góor muy mag muy jigéen. moom la war a gën a jëkk naq di moom moo war a exiger des enquêtes. moom le président ba pare topp ko waaw. d'accord ndax waxaat na ci. ndax dégg nga conseil des ministres boo xam ne nee na fu ngeen toll ci enquêtes yi on a perdu 14 vies. fukk ak ñeenti bakken rot nañu. am na solo ci man dama bëgg a xam lu tax dégg nga ko ci moom xam nga peut-être prochain conseil des ministres. bu la dégloo mais est-ce que jàpp nga ne tey ci loolu tam responsabilité opposition bu Sénégal nekku ci. ci naka. moom laay laaj. mais gis nga loolu mas naa ko dégg mais gilet jaune. mais gis nga li ñu yàq ci Paris dégg nga ci bakken bu rot fetal alkaati bu tiire ba am ku ci dee c'est ça la démocratie te koo ci dóor liif ba gaañ ko ñu topp la yoon loolu la ñu ñàkk loolu bokk itam dugal ko ci yaa doon laajte